ak le recteur de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass pour nemmeeku situation bi nga xam ne moo fi am mën naa wax ne mooy sama visite bu njëkk fii ci université bi ba ma jëlee fonction ba léegi ñaari yoon ñu ngi koy waaj mais sottiwul te rek damaa ñëw bien que ci situation bi la pour waxtaan ak université bi waxtaan ak recteur bi ak ñiy jiite UFR yi waxtaan ak personnel administratif technique et service moo xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi waxtaan ak étudiants yi léegi bu ma paree fii damay dem waxtaan ak syndicat autonome de l'enseignement supérieur waxtaan ak tuuti aussi ci étudiants yi parce que ñooñu tamit ay partenaires sociaux la ñu nga xam ne ci taxawaayu gouvernement bi li ñuy def dañuy waxtaan ak ñoom ba ma fi ñëwee li ma constaté d'abord mooy que université bi xam ngeen ne moom projet la bu nga xam ne président de la république moo ko jël jox ko ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour mu tabax ko ci ñetti site problème yi yooyu am na ci ay doxalin bi am na ci problème yi nga xamoon ne de situation bi dafa bloqué boobu ba léegi daaw ci weeru juillet président joxe woon na instruction ñu démarrer lot numéro 2 bi nga xam ne àggoon na ci benn traitement bu nga xam ne dañ ko mën nañ ci jàpp mu sotti loolu defoon nañ ko ba mu sotti ba ñu commencé liggéey baa ngi continuer ci Fatick ak ci Kaffrine mais lot O bi 1 bi nga xam ne moom moo la ñu waroon tabax ci Kaolack boobu dafa mel ni projet bi dafa bloqué woon définitivement pour ñu yëkkatiwaat ko nag dafa diisoon ci enseignement supérieur gouvernement bi jàpp ne ministère bi na ko jël jox ko président comme projet am la bu nga xam ne ba ko teg ci projet yi mu gën a sopp ci gouvernance am ci nañ ko delloo président moom mu géreel ko boppam parce que loolu moom méngoo moom fi mu teg projet bi ma nangu ko kontaan ci ñu commencé ci liggéey président boole na ma ci parce que lu ñuy def yëpp maa ngi ci même waa université Kaolack dañ leen di boole ci ba léegi mais président moom mooy suivre au quotidien ni muy demee avancé woon na mais crise Covid bi xam nga démarrer projet yi ñu waroon démarrer yëpp dafa mën na am dafa taxaw mais projet bi mën naa jàpp ne gouvernement bi wane nañ ko ci ay conseil de ministres yu bëri ñu ciy dellu si di wane ne projet bu nga xam ne dafay démarrer at bi te il faut mu bokk ci projet yi nga xam ne day jàpp ci économie Sénégal bu baax donc projet boobu dinañ ko démarrer du mu gën a gaaw mooy donc université Sine Saloum ci forme bi ñu ko amee woon ni ñu ko jàppee woon ci njëlbeen loolu mun nañu wax ne fii ak at dañ ciy egsi muy université bu nga xam ne mën na dalal 1,000 étudiants ci filières yu nga xam ne ñoom ñëpp ci agriculture lañ dem volet agriculture mbay càmm napp nuñ koy liggéeyee nan lañ ciy jàppe nan lañ koy jaayee nan lañ koy valoriser nan lañ koy fexe ba mu jouer rôle bi mu war a jouer ci biir fekk ne dañuy tàngat ay ndaw ci xam-xam bu leer ay licence professionnelle yu wóor ñuy ci liggéey ci fànn boobu loolu ci at mën nañ jàpp ne projet bi mais balaa ñu egg foofu dañoo jàppoon ne waroon nañu mën a fexe commencer njàngale bi xool ci bërëb bu nekk naka la ñuy fexe ba comme infrastructure yi nekkuñu en place ñu xool naka la ñuy xool dimbalanteeg maire yi dimbalanteeg gouverneur préfet pour xool naka la ñuy amee ay bërëb yi nga xam ne dañuy ci mën a jàngal étudiants yi ci nombre bu nga xam ne dinañ ci mën a jàng li ñuy def de telle sorte que bu ñu eggee ci université parce que université 30 000 étudiants ñu jël ko tabax ko ci benn yoon musul am ci fenn ci àdduna bi yëpp musul am da ngay commencer di monter mais fii projet bi li mu fi mu ko teg ak ni ñu ko concevoir lu nga xam ne gis-gis rek moo koy joxe gis-gisu président ci jëm ci fànn boobu maintenant nag li ñu teg yu mel nii day am ay problème
problème bi parce que université at bu jot dafa am ñu war a dugg génn mais université bu bees amul infrastructure ba pare at bu jot am ñuy ñëw te kenn du génn ay problème lañ crise bi ñëw ma ñëw taxaw ne dinaa ci waxtaan ñoom déglu leen ku ci nekk wax na liñ fi jàpp mooy budget bi il faut ñu yokk ko d'accord naa ci ak ñoom mais nee naa leen tamit gouvernement bi li muy def ci enseignement supérieur am na solo lool defe naa ñun ñooy toogaat suñu biir waxtaanaat suñu biir parce que bu ñu nee budget université du Sine Saloum 1,5 milliard la non dañuy ne budget rectorat 1,5 milliard la mais budget bourse yi ëpp na 2 milliards budget œuvre sociale yi ëpp na 3 milliards njàngale mi nga xam ne moo ñu dajale moo ci gën a tuutile donc yooyu dañuy il faut ñu toogaat waxtaan ci vraiment xool naka lañ koy rek bi ak boobu nag il faut ñu xool naka la ñuy jàppee ci liggéey bi parce que liggéey bi ñu def enseignants yeeg étudiants yi ñoom ñëpp seen taxawaay gis nañ ko nu mu rafete parce que gis ngeen étudiants yi ci yar ak teggin ak teraanga bu ñu recevoir loolu mosuma ko gis donc ma wan ne mooy wane ne fii vraiment recteur bi ak ñi fiy liggéey dañoo jàpp ne ñoom dañoo war a liggéey xam nañ li ñuy teg seen loxo car bi li ñu jox li leen président laaj mooy ñu développe liggéeyal Sénégal ñu ngi ciy taxaw gouvernement bi tamit dina leen jàppale ci li ñu wax dinañu fexe ba Kaffrine ak Fatick liggéey bi fa commencé ñu gaawal ko ba année académique bi nga xam ne ci lañ jëm muy 2020 2021 bi nga xam ne dañ ko commencé ñoom vers février 2021 que lu gën a bari ci infrastructure yi ñu recevoir ko wax naa leen ne ñoom dinañ leen jàppale ci yokk seen doole ci informatique fi ñu toll nii am nañu ay labu yu nga xam ne fonctionnel dañ ci góorgóorlu rek nee naa leen nañ ma defal seen requête buñ ma defalee seen requête dinaa leen jàppale ci 6 laboratoires yooyu ak yeneen te nee naa tamit dinaa taxawal ren benn commission nationale d'orientation bi nga xam ne ñu ngi ciy waxtaan ak partenaires yëpp bu ñu paree ñooñ dinañu dem xool ci université yëpp xool yan conditions la ñuy def pour que bacheliers yi ñuy am yëpp ñu mën leen dugal orienté ci université yi ci nu mu gën a ak ci nu mu gën a gaawee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh